asalaamaaleykum mbokk téléspectateur ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax a baax si seen teewaay fii si télévision nationale rawatina si seen émission Covid 19 mbas mi tout d'abord ñu ngi souhaiter ñëpp une très bonne fête de l'indépendance ndax tey le 4 avril bokk tamit ak feetu Pâques feetu chrétienne yi kon nag ñu ngi ñaan ñëpp bésu jàmm ak salaam di leen wax ne tey nag sunu ganu bés bi nekk professeur Oumar Diaw nekk spécialiste en santé ñëw tey ngi waxtaan ak ñun mbirum mbas mi rawatina li nga xam ne président de la république Macky Sall wax na ko si discours am démb face à la nation ngir mbirum 4 avril bi ndax am na la xam ne jot na ko wax si mbirum mbas mi mbirum li nga xam ne mooy xeex bi nu xeex feebar bi ba yegg si fi dinañ si ñëw léegi mais laataa nu dugg si waxtaan bi ak professeur Oumar Diaw nu may leen ngeen déglu li nga xam ne président de la république Macky Sall jot na ko fi wax démb. mbas mi nag war nañu xam ne bu dee sax ne feebar baa ngi wàññeeku ba léegi mu ngi fi kon dañuy yokk rek di ñaanaat ñëpp taxaw si di doxal digle waa kër docteur muy takk masque muy itam di dendalante ngir ñu mën a sàmm suñu bopp sàmm suñuy njaboot. maa ngi jaajëfal naan gàcce ngaalaama waa kër docteur ndax seen taxawaay bi mbir mi tàmbalee ba léegi. mu ngi noonu nag muy li nga xam ne président de la république jóg na ay kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko démb si discours am jagle ko li nga xam ne mooy mbas mi si suñu réew kon nag professeur Oumar Diaw ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi. kontaan lool di la recevoir si plateau bi ndax macha allah sa xam-xam màcc na lool si mbirum santé no bañ na ba lu naan spécialiste santé la macha allah nu ñëw ngi waxtaan li nga xam ne président de la république wax na ko balaa ñuy wax li nga xam ne wax na ko mooy feebar baa ngi fi nu dellu si li nga xam ne mujj na ko wax mooy jaajëfal waa kër docteur si liggéey bi ñu def si feebar bi. waaw jaajëfal waa kër docteur lu am solo la parce que ñoom ñoo taxaw sës ak feebar bi boo koy méngaleeg xeexu militaire muy guerre parce que yëf yi bu mu dooree daaw ca 2020 dañ ne woon guerre la. dañu utiliser d'ailleurs vocabulaire militaire guerre. kon nag bu fekkee ne guerre bi guerre bu jëm ci wàllu wér-gu-yaram la. ñiy faj maanaam waa kër docteur muy médecin infirmier ñëpp ci chaîne bi yëpp ñi nga xam ne ñooy fajkat yi ñoom ñëpp ay soldats lañ donc amaana sax nag bokkuñu yow xam nga dem nga ci CT yi nañ leen di fajeek yooyu ku nekk fa nga nekk da ngay am taxawaay boo xam ne dina am solo pour ñëpp pour malade bi ak pour aussi système de santé bi kon nag comme ñoom ñooy soldats yi ñoom la ñuy jox tamit jumtukaay yi ñuy xeexee kon nag delloo leen njukkal la lu war ci bés bi nga xam ne mooy fête nationale du 4 avril fête de l'indépendance bu Sénégal mu fàttali ñoom taxawaay bi ñu taxaw te fàttali leen aussi yëf yi jeexagul ba tey. justement ñu ngi naan nekk feebar bi la ñëpp war xam ne nekk fan yi si lim bi nga xam ne ñu ngi koy jëlee ministère lim baa ngi wàññeeku waaye président de la République wax na lu am solo mooy feebar bi jeexagul. voilà jeexagul lim baa ngi wàññeeku bu doon tubaab ñu ne on touche du bois macha allah donc yëf yaa ngi mel ni luy wàññeeku waaye feebar bi dafa xaw a doy waar boo xoolee moon na fi première vague moom tamit mu dem di wàññeeku ba si yàgg mu daal di tàkkarnaase waat kon nag lu ñu mën a seetlu daal mooy ñi nga xam ne ñu ngi feebar ñu ngi laaleeg doomu jàngoro bi ñu ngi wàññeeku ñay génn àdduna tamit loolu luñ doon ñaan la mu ngi seen lim a ngi wàññeeku bu baax a baax ñuy ñaan nag yëf yi gën a wàññeeku ba xëy na ba jeex ci Sénégal jeex ci àdduna bi yëpp mais loolu pour mu am nag faaw ñu am doxalin ak taxawaay bi ñu taxaw. loolu sax woote na mobilisation. yàgg na cee woote depuis le 2 mars 2020 ba premier cas bi amee bañ ko indee Sénégal notifié ko maanaam feeñal ko fi la ñu commencé woo ci ay doxalin ak ay taxawaay yu ñu war a am population yi ku nekk am nga taxawaay boo war a am mais ku nekk it yaa mën a sàmm sa bopp. sàmm sa bopp aar aussi ñi la wër. sa waa kër d'abord ak ñi ngay bokkal liggéey ak ñëpp donc bi ci jiitu te mu fàttali ko mooy takk masque ndaxte feebar bi feebaru noyyi la parce que moom la ñuy wax maladie respiratoire donc bu amee yeneen feneen fu mu mën a jaar it leer na ne bi gën a wóor mooy nga noyyi doomu jàngoro bi mu dugg ci sa biir yaram ci bu mooy et cetera donc takk masque bien entendu yemul rek ci takk masque dolli na ci dandalante am benn distance booy def sa diggante ak sa morom wala ñi nga nekkal ak aussi am na leneen mooy continuer di wéy di la raxas di raxas say loxo di laal ay gel hydroalcoolique
mais même bu dul Covid bi dina la wàññil yeneen xeetu feebar yu bari. wóor na ma ne tey bu ñu defoon ay gëstu dinañ gis ne que am na ay feebar yu ñu daan gis yoo xam ne wàññeeku nañ. naka ay grippe ak yeneen maladie yoo xam ne respiratoire la ñuy doon. En tout cas ci yeneen dëkk nemmeeku nañ lool te nag dañ ko daal di lëkkale ak mesures yi nga xam ne moom la nit ñi jël moo tax feebar yooyu aussi wàññeeku donc pour am wér-gu-yaram bu gën a baax yaakaar nañ ne daal continuer di wéy ci mesure barrières yi lu ñu taamu la lu ñuy digle la it te moom digle na ko ak aussi médecins yi digle ko waa kër docteur yi nga xam ne moom lañ doon wax léegi ñoom ñooy soldats yi nga xam ne ñoo taxaw ci xeex bi. macha allah muy lu am solo beneen point bu essentiel ba xam ne foog nu wax si balaa ñu tàggatoo muy biirum vaccination bi. xam nga Sénégal moom tàmbalante président de la République tamit am na taxawaay bu am solo ba xam ne def na ko ci muy dem indi ay doses jox ko Sénégalais indi ko vax di taxaw nag dégg naa engagé wu si Johnson bi nag. alors Johnson ñu bëree ñu ragal ñaa ngi koy xaar mooy ñi nga xam ne bëgguñu 2 doses wala leneen parce que Johnson bi liñ ci xamagum vaccin américain la boo xam ne monodose la c'est-à-dire benn dose rek la benn yoon lañ la koy piqûre amul rappel xam nga vaccin yu bari dafay am rappel même yu xale yi da nga war a jël benn yoon après toog benn giir ñëw yu ñu amagum mooy Sinopharm bi mooy moom la jëkk Sénégal moom la jëkk wutali boppam c'est-à-dire dafa dem ba Chine daal di ko wutal def ay pexe ak chinois yi ñu jox ñu 200 000 doses de vaccin d'ailleurs 200 000 doses yooyu ñu baaxee ci sunu ay mbokk Gambie ak Guinée-Bissau parce que problème bi mooy affaire bi c'est à l'échelle du monde bu fekkee ne doomu jàngoro bi mu ngi continuer circuler surtout si sa wet jarul même boo demee ba am 0 cas di nga amaat cas importé de toute façon donc moo tax stratégie mondiale vaccin bi mooy nañ fexe ba ñëpp am vaccin bi tey rek yaa ngi fàttali que ñu ngi ci Pâques pape bi ci li muy def chaque fête de Pâques mooy déclaration boobu urbi et orbi à la ville et au monde dafa ne nañu fexe ba ñëpp jot ci vaccin yi surtout réew yi nga xam ne dañu néew doole maanaam mu am une sorte de démocratisation du vaccin ñëpp mën cee jot mais Sénégal am na ay initiative yu mu bokk naka COVAX ak yooyu nga xam ne dañuy jënd bokk séddale mais moom balaa boobu dafa dem utali boppam vaccin Sinopharm vaccin boo xam ne kuréel yi nga xam ne ñooy saytu vaccin yeeg OMS wax nañ ne amul sikk amu ca maanaam mën nga ko jël c'est aussi valable que yeneen vaccin yi ñu daal di ci dolli encore beneen xeetu vaccin AstraZeneca muy 2e lot bi ñëw léegi ñu ngi xaar ni nga ko waxee Johnson bi donc et puis Sénégal dafa daal di teg benn stratégie ñan lay njëkk vacciner ñiy faj soldats yi ñu doon wax léegi ensuite mag ñi nga xam ne dañuy àndaale ak beneen jàngoro di wéyaale ak moom lu ñuy wax comorbidité donc loolu yëpp stratégie la boo xam ne ay gëstukat ci ay comité ay sénégalais yu ay boroomi xam-xam ci médecine ak pharmacie ak yooyu ñoom ñoo koy jiite di xelal politique yi parce que le président a beau être président wante du docteur donc day déglu docteurs yi ak commission yi ñu teg léegi daal li ci nekk mooy fekk ñi nga xam ne jëloon nañ seen première dose te ñaan nañu sax seen 2e dose daanaka dugg nañ ci nañ matal mbir mi jarul nga xaw a tane wala nga jël benn rek ne non léegi je suis à l'abri déedéet yëf yi da nga koy teg ci yoon bi mooy jël ñaari doses yi nga xam ne moom lañ la wax parce que jotaguñ ci vaccin bi nga xam ne mooy bi nga xam ne benn dose lay doon. jërëjëf temps bi malheureusement jeex na lan ngay dénk askan wi. li ma leen di dénk mooy li leen président bi dénk te autorités sanitaires yi dénk leen ko waa ministère de la santé le personnel de santé en général mooy ne que bu ñu naagu foog ne yëf yi jeex na xoolal tey France situation bi mu toll confinement généralisé encore delluwaat nañ ci te ñooñu ëpp ay pexe ñooñu ëpp ak doole mais affaire bi même bu la nit ki ëppee ay pexe ay doole am na nooy doxalee tu peux mën nga ci génn fekk ne moom mu des donc ndénkaane bi benn la mooy continuer di wéy di moytandiku en espérant que feebar bi léegi mu jóge fi suñu defee li nga xam ne taxawaay boobu suñ ko amee mën nañ am yaakaar ne dina fi gaaw a jóge amiin waay incha allah professeur Oumar Diaw kontaan nañ lool si sa teewaay may rappelé ne que professeur Oumar Diaw nekk spécialiste en santé moo nekkoon tey sunu ganu bés bi ngi waxtaanee ak ñun mbirum mbas mi rawatina li nga xam ne président de la république Macky Sall yëkkati na si ay kàddu démb ngir 4 avril bi nga xam ne ñu ngi koy feete tey nu dalal nag sunu naataango di Moussa Mané nekk tamit coordonnateur émission Moussa Mané ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ramata maa ngi lay fay. di rafetlu jotaay bi
merci nuyu beaucoup tamit professeur Omar Diaw. Voilà. mi nga xamante ne xelam dafa màcc bu lool ci wàllu santé surtout ci lu mel ni ay analyse ay chiffres quoi. dëgg la alors yow tamit nga ñëw ngir analyser nu ay chiffres tey ndaxte yaa di ñu defal situation de la semaine alors tey loolu mën a wax ci feebar bi naka la fi toll. waaw feebar bi de manière générale daanaka boo xoolee situation bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci mois de mars bi ba léegi moom moo nekk di poursuivre ci fin du mois mars bi ñëw ba ci début avril bi ni daanaka boo xoolee tableau bi nga xamante ne moom lañ mën a gis ci pratiquement ci semaine bi mën nañ jàpp ay dates yi nga xamante ne mooy date phare boo jëlee jour bu mel ni lundi ci lañ gën a am ay cas guéris mu mel ni 287 cas guéris ci lundi boobu tamit la ñu gën a am ay décès juróom-ñaari décès la ñu nemmeeku ci lundi boobu nga jël jour bu mel ni mercredi ci la ñu gën a am ay cas contact 45 cas contact nga jël bés bu mel ni vendredi ci la ñu gën a am ay cas positifs muy 107 cas positifs ci biir vendredi boobu nag ci lañ nemmeeku tamit plus de cas communautaires yi nga xamante ne am nañ ko mu mel ni 75 cas communautaires lañ nemmeeku ci kii bi bu ñëw ba ci bés bu tey bi muy dimanche bi ci la ñu gën a réaliser li nga xamante ne mooy test yi nga xamante ne mu mel ni 1834 ay tests yoo xamante ne jot nañ leen réaliser ci biir dimanche bi la. d'accord waaw. nu ñëw peut-être si moyenne la semaine. waaw moyenne yi moom mu ngi nii tableau bi boo ko gisee moyenne yi daanaka pratiquement ci toto yi d'abord. ñu dellu si ci toto yi nga xamante ne moom lañ kii boo xoolee toto yi nag di nga gis ni on a réalisé moins de tests par rapport semaine passée, moins de cas positifs par rapport semaine passée, moins de cas contacts par rapport à la semaine passée, moins de cas communautaires par rapport à la semaine passée, amuñu cas importés, moins de guéris par rapport à la semaine passée, mais tamit on a plus de décès mooy décès yi nga xamante ne moom lañ nemmeeku ci lundi bi 7 décès yi nii donc am nañu plus de 2 décès par rapport semaine bi nga xamante ne moom la ñu jógee noonu. d'accord kon nu ñëw ci moyenne de la semaine bi. voilà moyenne yi nag day firndeel tout simplement lenn loo xamante ne nemmeeku nañ ko ci wàllu chiffres yi nga xamante ne jot nañ leen semaine bi donc boo xoolee tamit ni test yi wàññeekoo tamit noonu lay noonu la ñuy moyenne bi di wàññeeku. cas positifs yi tamit aussi boo xoolee nemmeeku nañu 72 cas positifs yoo xamante ne ràññee nañ leen boo jëlee par jour donc cas communautaires yi tamit c'est la même chose cas guéris yi tamit c'est la même chose waaye lu ci gën a am solo mooy par exemple cas communautaires yi nu muy nekkee di wàññeeku parce que loolu tamit indicateur bu baax la boo xamante ne daf ñuy mën a permettre ñu mën a am benn genre projection xool bu fekkee ne cette tendance là dañ koy maintenir mais dina la mën a permettre nga xool si réellement les efforts consentis au niveau des populations ci wàllu mesure barrières yi ñu ngi am ay résultats donc il va falloir au fur et à mesure ñuy surveiller surtout les cas communautaires bu ñu ko surveiller nag dañuy am benn tendance benn projection boo xamante ne mën nañ ko xool ñu naan ñi certainement au bout de quelque temps on va avoir une baisse drastique parce que si on a des baisses de cas communautaires ça se répercute sur les autres cas. Tout à fait merci beaucoup ci analyse boobu. ñu ñëw ci répartition des malades de la semaine. waaw répartition des malades de la semaine boo xoolee li nga xamante ne mooy prédominance toujours li may wax ci des cas communautaires parce que pratiquement les 66% ci loolu yàgg nañ ci ça fait plus d'un mois on tourne autour de 66 65 67 donc loolu moo tax bon comme ñu ngi wàcc 68 lañ commencé woon ay 69 70 ñu ngi ci 66 moo tax ma ne la il va falloir qu'on mette l'accent surtout sur les cas communautaires c'est vrai que c'est un peu compliqué jamono bi ñu toll nii parce que y a pas de couvre-feu y a rien même le port du masque là da ngay gis ni nit ñi commencé nañ ko wàññi mais il va falloir que nit ñi ñu jël seen matuwaay parce que indicateur boobu moom mooy tax ñu xool fa la ñuy jëm tant que chiffre boobu on est autour de 66 ainsi de suite ça va nous amener à benn situation boo xamante ne feebar bi daf fiy des or aujourd'hui on a besoin non seulement avec vaccination li mu ñëwee on a besoin aussi de faire en sorte que feebar bi mu gën a wàcc carrément parce que ci événement yi la ñuy jëm te day événement yoo xamante ne day soxla ay nit ñuy nekkandoor ñuy dem di dellu si ainsi de suite surtout jaaykat yi surtout ñi nga xamante ne tamit dañuy voyager dañuy waaj a dugg ci koor gi donc nit ñi dañuy yëngu pratiquement lu bari pour que mën a au moins am lu ñuy yóbbu kër ga am li nga xamante ne moom la ñuy toppatoo seen njaboot yi ci weeru koor gi quoi waaw lu ñëw si courbe des malades et des guéris de la semaine. waaw courbe des malades et des guéris bu ñu jëlee la courbe des malades d'abord muy courbe bu verte bi
mën nañu jàpp ñetti pàcc ñetti pàcc. Bon boo xoolee déjà ci lundi bi nee naa la ci la ñu gën a am ay cas guéris. Mais boo xoolee au milieu de la semaine gis nañu ni les guéris dañoo wàcc. dafa defaat chute carrément benn chute abrupte la def. ba après Mohamed commencé am remontée mais remontée boobu un peu significative mais mu ngi wàccaat bon espérons peut-être que ni mu mel nii ci semaine bi on aura la semaine prochaine Mohamed encore une remontée des cas guéris parce que la tendance est un peu à la baissière mais elle n'est pas alarmante parce que tout simplement ak fu ñu jógee ak situation bi tamit ni mu mel mais jàpp ni certainement au courant de la semaine prochaine on aura peut-être des chiffres yoo xamante ne day ñëw ak la détermination du personnel de santé tey na dina kii léegi boo jëlee la courbe des malades boobu tamit nemmeeku nañ ko mu ngi en dents de scie maanaam day yéeg di wàcc day yéeg di wàcc day yéeg di wàcc donc day firndeel tout simplement situation bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku mais lu ci gën a am solo mooy que boo xoolee daje nañu ci ñaari yoon or il y a 2 semaines de cela amuñu fu ñu daje fu ñu daje loolu moo tax ma ne la il va falloir qu'on suive de près li nga xamante ne mooy les cas communautaires parce que lii day firndeel comme quoi la maladie elle est toujours là am na benn jour boo xamante ne on a beaucoup plus de malades que de guéris et donc loolu day tax ba nit ñi tamit bu ñuy waxtaan ak nit ñi ñeneen ñi wala personnel de santé wala ñi nga xamante ne les agents communautaires yi nga xamante ne dañuy dox sur le terrain il va falloir que ñuy am yooyu noonu pour mu expliquer nit ñi que ni feebar baa ngi fii bu ñu jëlee benn jour yi dañuy gis ni y a trop de malades et il y a moins de guéris bu ñu xool le nombre de malades yi nga xamante ne dañ nekk ci hôpitaux yi tant que on regarde le nombre de malades yi nga xamante ne ñu ngi ci hôpitaux yi dañuy naagu ñun ñu xool li nga xamante ne mooy cas communautaire yi nga xamante ne mooy jour par jour yooyu mooy war a nekk suñu indicateur boo xamante ne moom moo ñuy permettre ñu accentuer suñu liggéey ak suñu action sur le terrain ou bien au niveau des populations aussi. Tout à fait. ñu ñëw aussi comparaison des 2 semaines. waaw comparaison des 2 semaines moom daanaka boo xoolee muy noonu parce que tout simplement day firndeel li nga xamante ne moom la ñu amoon mais gis nga ko fépp foo gis daanaka am na lu wàññeeku par rapport à la semaine dernière sauf fi nga xamante ne mooy cas de décès donc gis nga ni le nombre de tests boo xoolee moyenne bi gis nañ ko 931 tests yoo xamante ne kii par rapport à la semaine passée gis nañu 2000 par exemple en termes de guéris boo xoolee les guéris déjà semaine passée gis nañu ni 2186 personnes jot nañu wér ci semaine bële mais semaine bi boo xoolee 931 personnes ñoo wér daanaka dafa néew lool te loolu xëy na tamit peut-être chiffres yi ñu amoon c'est normal que fu ñu am loolu parce que tout simplement chiffres yi ñu ngi wàcc loolu moo tax may naan nit ñi tamit il faut ñun ñuy surveiller bu ñu buggul amaat encore ay nit yoo xamante dañuy delluwaat encore ci cité yi d'autant plus que am na yeneen cité yi tamit yu def ay efforts yu baax ba finalement tey dañu wàññi carrément seen liggéey ci la ñu war a gën a accentuer wu jàppale ñooñu ñi nga xam te ñoo nekk ci hôpitaux yi xam ni ñoom tamit sonn nañu trop te ñun ñoo leen war a dimbale ci li ñu nekkee di def. Tout à fait merci beaucoup Moussa Mané lan ngay dénk te askan wi. waaw balaa may jeexal dinaa dellu si ci li nga xamante ne mooy nombre de vaccinés yi. donc oui la vaccination c'est important ndax vraiment si loolu la nekk. fii sunu réew vaccination bi déjà pour ma wax déjà comme Omar Diaw nu ma waxee vaccination bi naam mu ngi fii mais tamit jël mesure barrières yi defee ko seeni alal suñu alalu bopp war nañu quoi donc depuis le 23 février bi nga xamante ne ci lañ commencé vacciné nañu lu toll lu 302 857 personnes. on a passé la barre des 300 000. on a passé la barre des 300 000. et di ñaanaat encore comme ñeneen ñi fi ñëwoon ci plateau bi ni ñu nekkee sensibilisation bi nit ñi il faut ñu gën a farlu ci vaccination bi. comme ça xam naa ni fii bàyyi weer Sénégal mën a nekk ci benn dynamique boo xamante ne day permettre ñëpp delluwaat ci seen liggéey commencé. nit ñi ku nekk tamit nga am loo xamante ne moom ngay yóbbu sa kër. amiin waay incha allah merci beaucoup jërëjëf Moussa Mané di la gërëm di la sant bu baax a baax si sa teewaay si émission bi ndax tey yaa ñëw defal nu situation de la semaine ndax Aïssatou François Seck moom mu ngi si fête bi macha allah si fête de Pâques bi ñu koy ñaanal moom tamit feetu jàmm ak salaam mu màgg suñu mbokku chrétien yëpp yi nekk fii si réew mi ak si bitim réew ñu dara nag suñu naataangoo di Fatoumata Savané Salim Fatoumata maa ngi lay nuyu di la dalal. Mata ma lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci mbas mi. am nag mbégte ñëwaat fii ak yow pour rek wax feebar bi fu mu toll ci àdduna. ah oui c'est vrai que chaque jour nga indi nu li nga xam ne mooy xibaar si mbirum Covid bi te loolu mën a wax si feebar bi fu mu si toll ak feet bi mbaa am na ay tan.
waaw tan nag xam naa ne dañuy wax nekk c'est relatif parce que bu dee am na côté yu am tan am na côté yoo xam ni safaan ba lañ fay fekk maanaam cas yi dañ fay faral di yokk waaye nag tey bu ñu xoolee rek tan la ñuy gis à travers le monde ndax tey 301 882 cas la ñu am en 24 heures àdduna bi nag bu ñu xoolee mbas mi egg na tey 130 millions 992 477 cas yoo xam ni ñoo am depuis bi feebar bi duggee ci àdduna bi ba tey leneen lu ñu mën a nemmeeku également mooy ñi nga xam ni dañu génn àdduna seen lim tey egg na 2 849 454 personnes ñuy faj également ñi ngi toll tey ci 74 330 875 personnes lim bi nag ñi ngi koy gis pourcentage bi mu ngi ci 56,74%. loolu doon loo xam ni rek solo lay am saa suñu xoolee ñi nga xam ne ñu ngi leen di yëkkati ci li nga xam ni mooy feebaru mbas mi. d'accord tey yan point essentiel la nu mën a jàpp si feebar bi si àdduna gi. waaw dinañ wax si France. waaye balaa ñu dem xëy na ma jox la total monde bi ci wàllu vaccination tey egg nañu 998 millions ci ñi nga xam ne jot nañu première injection ak ñi nga xam ne am nañu ñaari dose bu deekee boobu la ñu def. France nag liñ ko doon waxee sànq ñi ngi ci benn dynamique boo xam ni verrouillage la parce que lu toll ci 19 départements tey jii dañ leen a imposé ñu tëj la nga xam ne lépp ay commerce non essentiel la fàttali rek naka tey 46 667 cas la ñu am en 24 heures mu xaw a takku France nag moment bii ñuy wax ak yow am na dëkk yu am ak ñoom ay tëj frontières yu ci mel ni Royaume-Uni Pays-Bas am na nag ñoo xam ne jàpp nañ ne France seen cas zone rouge lañ ko mën a woowee jamono ji toll na ci 4 741 759 cas bi ndax mbas mi dooree foofu ba léegi. dem nañu itam Royaume-Uni ndax ñoom ñi ngi ci test ci li nga xam ni mooy passeport sanitaire nee nañu nag fii ak mi-avril bi dinañu ko permettre pour nga xam ni rek am na ñoo xam ne dinañ mën a delluwaat ci yenn activités yi mën a demaat fi nga xam ne ay nit dañ fay booloo fu ci mel ni football bi fu ci mel ni également salle de spectacle yi football boobu la sax dinañu fexe ba la nga xam ni mooy le 25 avril bii di ñëw finale de la coupe de la ligue anglaise dinañ ko amal 8000 personnes la ñuy autorisé ñu dugg fa te yaakaar naa balaa ñu faa dem dinañ yore la nga xam ne moo wane ni ñoom vacciné wu nañu maanaam immunisé wu nañu. d'accord nu ñëw Afrique. waaw Afrique nag tey jii buñ fi taxawee ñu ngi ci li nga xam ni rek mooy 4 263 265 cas. ñi nga xam ni moom mooy yokk voilà mi ngi noonu kon lim bi yokkaat na tuuti ndax ñi ngi ci 4 264 369 personnes yu ko am bu ñu demee ca ñi nga xam ne ñoo nekk sous traitement ñoom toll nañ ci 332 185 personnes 198 personnes ñeneen ñi nga xam ni wér nañu toll nañu ci 3 818 488 décès yi nag moo nekk 113 663 personnes yoo xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci li nga xam ni rek mooy mbas mi Ramata. d'accord tey fan nga taxaw. waa Maroc laa dem ndax ñoom tey jàpp nañ ne bokk nañu ci ñi nga xam ni seen wàllu vaccination sori nañ ci lool egg nañu ñoom tey 8 240 870 personnes yoo xamante ne jot nañu ay doses waaye itam dañoo nekk ci prolonger li nga xam ne mooy état d'urgence bi ba avril 2021 ndax jàpp nañ ni faaw ñu def li nga xam ni rek mooy fexe ba mbas mi gën faa génn bu ko defee nit ñi def li nga xam ni rek moo warloo ak état d'urgence yooyu le dagg nañu également ay vol yu jógee France ak Espagne pour rek lépp mën a nekk ci li nga xam ni mooy arrêté contamination yeneen réew yoo xam ni vaccination bi mi ngi fay wéy di dox bokk na ci Rwanda bokk na ci Sénégal Zimbabwe Île Maurice ak Seychelles jamono ji ñooñu ñoo gën a raw ci li nga xam ni mooy vaccination bi. d'accord lan nga nuy dénk tey askan wi. waaw askan bi moom defe naa ndénkaane bi duñ ci jóg mooy rek jéem a fexe ba ñëpp ñu war a inscrire ci plateforme vaccination bi ñu def ko bu loolu weesoo également lépp li nga xamante ne war nañ ko amal ci loo xam ni mooy taxawaayu sensibilisation pour nit ñi gën a taxaw farlu ci li nga xam ni mooy vaccin bi ñu def ko su ko defee également lépp loo xam ni rek dinañ ko amal ci loo xamante ne waxtaan la ak nit ñi ak quartier yi ak askan bi ñu mën a wax ak ñoom ne leen vaccination bi fu mu ne moom rek mooy solution bu ko defee képp ku amoon réticence nga ñeme surtout que Johnson bi ni ko Omar Diaw doon waxee sànq ñi ragal ñëpp ba mel ni man ñi ngi koy xaar bu ko defee benn yoon rek lañ lay piqûre comme ça nga am jàmm kon mu mel ni rek dañu war a encourager dynamique boobu nit ñi préparé wu mën a jël vaccin yi. jërëjëf Fatoumata Savané di gërëm sunu coordinateur Moussa Mané Aïssatou François Seck Awa Sylla à la réalisation Aline Ndoye à la caméra Binta Touré au son et Fadel et Solo saa su ne ñu ñuy gunge ak
Matar ñeen ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ak équipe RTS bi yëpp si liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def saa su ne si émission bi di Covid 19 mbas mi di leen wax ne mbas mi nag léegi nag bés bu nekk altine bu nekk lay doon semaine bu nekk dina ñëw si plateau bi nga xam ne mooy fii si mbas mi ànd si ak toute l'équipe ngir defal leen bilan de la semaine waxtaan ak yéen si mbirum xibaaru mbas mi li ngeen soxla yëpp incha allah rabbi di leen gërëm di leen sant bu baax a baax si gunge bi ngeen di gunge télévision nationale rawatina seen émission Covid 19 mbas mi di leen waxaat encore une fois bonne fête d'indépendance ak bonne fête de Pâques à tous merci et bonne soirée.